salaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs yi dal léegi jàmm ci seen chaîne Limacoom le meilleur de l'audiovisuel tey ñu ñëw fii ci Kër Massar ñëw seet si le vice-président de la FEDAP fédération des artisans de Pikine tey ñu ñëwoon fi seet si ko ñu bëgg am lu ñu waxtaanee ak moom kon nag ñu egsi ak jàmm ak salaam. mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon sànq si buntu kër gi tey nag ñoo ngi fii ci Kër Massar ñëw seet si waa FEDAP fédération des artisans de Pikine ñoo fekk fi seen vice-président monsieur Omar Mbaye maa ngi lay nuyu. bon maa ngi lay fay bu baax Binta di la ziar di nuyu seen fréquence bi di nuyu waa FEDAP yëpp di nuyu suñu ñi ñu àndal muy Dame Loum ak Diadji Dabakh Couture ak Amadou Ba. waaw monsieur Mbaye tey jii ñu bëggoon xam lan mooy FEDAP lan mooy FEDAP ak kañ lañ ko créé ak lan moo ëmb FEDAP lan moo ko ëmb daal lu ko ëmb ci biir. waaw FEDAP ñoo ngi ko créé en 2017. FEDAP mi ngi créé woo ci benn formation boo xamante ni dafa amoon bon bi mu amee ba pare ñu xool ni comme artisan yëpp dañ fa daje woon mu nekk tous les corps de l'artisanat ñu ni donc lii war ñu ko bàyyi mu dem noonu comme ça ñu toog xalaat ci taxawal FEDAP bon yàlla dogal aussi mu taxaw ñu àndandoo ci ñun ñëpp vraiment aussi di ci def ay jéego yu am importance aussi loolu daal moo taxawal FEDAP. léegi comme ni nga ko waxee monsieur Mbaye maanaam da nga ne tous les corps yi nga xam ne moo nekk ci l'artisanat kon maanaam li mu ëmb bëri na mun na nga xam ñaata corps de métier moo nekk ci biir FEDAP. bon FEDAP 126 corps de métier ma nga fa waaw moo tax ñun ñu tuddee ko FEDAP 120 corps de métier xam nga diggante bi ñu ko formé ak léegi y a d'autres corps de métier yoo xamante ni maag judduwaat nañ fi bon ñu soo ko xoolee dafay daal nekk ay 126 corps de métier à peu près loolu ñoo constitué FEDAP. waaw vraiment. kon suñu xoolee maanaam artisan yi muy couturier yi di mécanicien di menuisier di lépp loo xam ne laal na artisanat mi ngi ci biir FEDAP te fii mooy zone de Pikine léegi ndax dafa am FEDAP dafa am ci yeneen zones yi comme yeneen zones yi nekk ci biir fii nii. waaw xam nga biñ koy taxawal dañu taxawal comme une fédération des artisans du département de Pikine mais bon comme taxawal nañ ko biñ ko taxawalee on a sillonné toutes les 16 communes. commune bu nekk ñu dem fa dajale artisans yi fa nekk réunion ak ñoom waxtaan ak ñoom gën ko yaatal ba ñëpp kenn ku ne gis sa bopp xam nga ku ni fédération di nga ni lu fédéré la wul dafa fédéré ay OPA ay organisation professionnelle yu bëri yoo xamante ni ñoo ngi nekk ci biir 16 communes yëpp bi ñu defee loolu ñu jóg ni nan def kon commune bu nekk ñu dem ci maire yi ba toog waxtaan ak maire bi bon mu won ñu ñan kan moo fa taxawal artisans yi ñu dajale les corps d'artisanat yi fa nekk ak OPA ya fa nekk ñu toog waxtaan ak ñoom ci FEDAP bi ñu toogee aussi on a tout rassemblé fexe nañ def le tout possible ba rassembler loolu yëpp boole leen tënk leen ci benn document bon FEDAP nag ku ni organisation xam ni organisation suy màgg dafay dem ba day dépasser limite bi nga yaakaaroon sax foofu la war a yem parce que dañu doon département de Pikine mais FEDAP soo koy xool tey bon am na ñoo xamante ni ñu ngi ci ay région di participer ci FEDAP am ñu nekk ci biir yeneen département yoo xamante ni ñoo ngi biir Dakar di participer ci FEDAP kon donc FEDAP lu yaatu la instant yi. comme maanaam mooy seen fédération bi kon c'est bien structuré am na président tey ji yow yaay vice-président bi kon am na bureau yëpp ñu constitué ko ba mu normal daal. waaw am na bureau am na récépissé constitué nañ ko teg ko ci yoon. aussi ensuite yàlla dimbali ñu ci lenn que ñun bon képp koo xamante ne da nga dugg biir FEDAP la ñuy jëkk a wax ak yow mooy que da ngay formel parce que ñun loolu dafa bokk ci li nga xamante ni moom la ñuy xeex bon ku ñëw rek danaa la da ngay wuti carte professionnelle da ngay wuti NINEA da ngay wuti registre de commerce ñun ñoo ñëpp accompagner nañ leen les 90% yi membre FEDAP am nañ tous les papiers yi nécessaires yi nga xamante ni war nañ ko am. léegi tamit monsieur Mbaye ñu xam ne depuis mars 2020 lii di Covid 19 dafa ñëw fii ci Sénégal mu ñëw nag gàllankoor nag secteur yu bëree bëri ñëpp am ci ay gàllankoor yu bëree bëri tey jii ñu bëgg xam ndax yéen secteur de l'artisanat ndax yéen touché na leen wala Covid 19 bi maanaam yéen gàllankoor la wala seen métier mi ngi dox normal. bon gis nga saa yoo ne impacté rek le secteur de l'artisanat en général moom ngay wax parce que
man soo xoolee ñu ni la le secteur de l'artisanat moom mooy def les 46% de l'économie du Sénégal ñu ñëw tey par exemple dugg ci Covid bi 19 ñu dem ba mois de mars avril mai ñu tëj tous les marchés te ñun ku ñu xam ne ci ay marché la ñuy liggéey li ci ëpp tëj environnement marché yi bureau boutique ya fa nekkoon magasin ya fa nekkoon tout la fa nekkoon ñu tëj ko kon donc ki ñu tëj place am te mu daan fay chaque mois lu gàtt 200 000 francs wala lu ko jege kooku foog mu impacté wu te borom kër ga du la comprendre ci loolu ñun bëri na ci ñoo xamante ni dañu obligé génn fa ñu nekkoon dem di taaba ji pour nekkaat feneen am si ñoo xam dañu perte seen atelier comme ça noonu bon état nag jëloon na ay dispositions bëgg ñu dimbali mais yàlla dogal na aussi ndimbal bi moom la yàlla xam doy na. waaw kay monsieur Mbaye foofu nga génn nag foofu laa bëgg dugg parce que loolu ba mu amee li nga xam ne mooy état muy gouvernement dafa jël ay fonds jagleel ko lépp looy xam ne secteur la bu nekk ci Sénégal léegi nag ñu bëgg a xam ndax yéen seen secteur jot na ci fonds yooyu xanaa dimbali jot ngeen ci. bon xam nga fonds yi bi nu jëkkee ñëw am na benn fonds bu fa jëkk a jaar boo xam ne Banque mondiale la muy le projet PEJA. projet PEJA bi ñu ñëwee ñu ni képp koo xam da nga inscrire woon ci projet PEJA bi di nga am ay benn kit boo xamante ay gel la def ak yeneen ay masque di nga am 150 000 bon yooyu lancé nañ ko am na ñu ci am 150 000 mais ba léegi eggul depuis 1 an presque bon bi loolu passé état yi ñëw ni moom dinaa kat man kat artisans yi war naa leen dimbali léegi dinaa leen jox 35 milliards 35 milliards yooyu mu ni léegi na ñëpp inscrire bi ñu commencé inscrire ñu ni bon ku amul carte professionnelle doo inscrire ñoom ñu toog ni noonu na ñëpp inscrire bi ñu commencé inscription yi am ñoo xamante ni dañ ko doon lancé par inscription en ligne ñu ni non loolu wóorul ñun ñoo jëkk a jóg ñun ak waa COPAS yi dem taxaw dénoncé ko que ni suñ ko defee loolu ku nekk di nga inscrire parce que étudiants yi dañuy inscrire keneen day inscrire doo mën a ràññeet la su boobaa kii mooy artisan comme carte professionnelle bi moom dàq nañ ko. bon bi ñu defee loolu yàlla dogal ñu arrêté inscription en ligne bi ñu continuer ci di inscrire bon bi ñuy inscrire itam yàlla dimbali woon nañu itam ba nga xamante ni ñun waa FEDAP def nañ le tout possible kenn ku nekk secteur bi nga nekk département ci commune bi nga nekk rassemblé nga ña fa nekk ñëpp ñu délégué ay nit ci ñun ci suñu bureau kenn ku nekk dem toog ci benn commune di inscrire les artisans ya fa nekk. biñ ko defee ñu dajale lépp comme ñun dañ ko war a déposer chambre de métier ñu yóbbu lépp déposer ko chambre de métier bon bi ñu demee tam aussi ñun topp nañ ko parce que ñun FEDAP moom duñu bàyyi dara mu jàll. ñun lépp dañ koy topp de A à Z dem nañ ba xam ni 166 000 inscrits moo am sur les 166 000 inscrits 30 000 ñoo jot 150 000. ah bon monsieur Mbaye li nga wax ni moom doy na waar di. li nga wax yéeme na de. sur les 30 000 yi nga xam ne ñoom ñoo jot 150 000 ci biir 30 000 yooyu bëri na ci ñoo xamante ni jotaguñu 150 000 parce que biñ leen ko envoyé dañuy dem ba ci opérateur biñ ko envoyé ñu ni leen kat yow sa tur mi ngi sa numéro fi nekk mais sa tur nekku ci kooku dafay obligé rangé wu waat dem defaat kii réclamation yi boobaa léegi kenn waxu ci dara. kon léegi monsieur Mbaye yéen FEDAP jot ngeen wala jotoo leen ci fonds yi. ñun waa FEDAP am na ci ñu néew ñu ci jot ñoo ci jot ñi fi toog am na ci ñoo xam ne jotaguñ ko ba léegi. léegi monsieur Mbaye lu waral ni jotoo leen ci fonds yi. non xëy na peut-être niñ ko lancé la parce que xam naa man dégg naa ci ministre bi moom mu waxal boppam en personne ni 5 milliards la yor moom lay lancé bon. sur 25 milliards yi nga xamante ne moom la mujjoon a déclaré à Diamniadio parce que 35 milliards la woon 10 milliards yooyu ñun xamaguñu lan moo ko dindi xamaguñ ko. lu ñuy topp la nag aussi lu ñuy gëstu la parce que aussi ñun comme état moo ko génnoon président moo ko génnoon pour suñu xaalis ñun ñaanuñu ko moom moo toog proposé may ñu ko jox ñu ko kon donc ñoo ko moom. te am nañ wàll ci réew mi loolu nag bon dinañ ko topp ba xam 10 milliards yooyu fan la nekk 25 milliards yi jox nañ ñu 5 milliards ci li ministre bi wax. bon ministre bi nee na bi ñu koy lancé moom gisul sax liste wala ay ñu inscrire wala leneen bon loolu xëy na moom la engagé aussi mais lu mu ci munti doon comme moom lañ ko dénk waroon na def le tout possible ba xam la fa nekk ci ay inscription ña inscrire ak xaalis ba muy envoyé est-ce que egg na ci seen borom wala eggul seen borom.
léegi yéen boobu ba tey bañ leen waxee loolu ba tey ñii jot ñii jotuñu te ni nga waxee dafa mel ni une minorité moo jot léegi est-ce que yéen jéem ngeen contacter pour gis le ministre wala mun na jot ci moom maanaam directeur de cabinet wala chargé de communication mu mun leen wax lan moo tax séddale bi jaaragul yoon ñëpp mënuñu cee jot. très bien bon xam nga ministre bi bëri na ñu mu recevoir ñooñu dem nañ fa xam na am na lu ñu wax ak moom. li mu wax ak ñi mu wax ak ñoom nag ñun waa FERAP ñun xamuñu ko parce que ñun moom suñ fa demee c'est sûr et certain que suñ fa toogee di fa jooy wala ñu di fa wax ñun dañuy wax pour l'artisanat en général ñun duñ fa waxal waa FERAP parce que ñun artisan en général moo ñu fi teg suñuy dem di wax dañuy waxal artisanat bépp. bon ñun am na loo xamante ni ñu ngi ko doon préparé mooy un point de presse par A ou B dana am su amee it ñun la ñu gëm la ñu bëgg a wax dinañ ko wax. xaalis boobu nag xaw ma ñoom nuñ koy def de xaw ma dañ koy jox seen i mbokk xaw ma dinañ ko génne xaw ma duñ ko génne mais l'essentiel en est que kenn mësul gis artisan ci mbedd ku xam artisan xam ni artisan ku noble la ku respecté boppam la ku jox cër boppam la mësul artisan buy ñaan amul li mu gëm mooy dem place am la mu fa lijjanti mu jël ko indi ko ñun mësuñu ñaan état kon donc suñu xaalis nañ wax fu mu nekk wala ñu jëli ko par A ou B. léegi monsieur Mbaye mun nañ xam léegi lan ngeen bëgg def fu mu toll nii comme ni nga waxee annoncé nga léegi nii ci conférence de presse xam naa nag du yem foofu di ngeen bind ba mu egg ci ñi nga xam ne nopp gi ko war a dégg ma bëgg xam lan mooy seen plan d'action lan ngeen bëgg def pour egg si seen fonds yooyu mun cee jot. waaw mais xam nga Sénégal da ngay yuuxu ñu tant que yuuxu woo ñoom du ñu yëg ni yow am nga problème te ñun. ku ñu xam ne am nañ problème parce que on est tellement impacté parce que soo xoolee par exemple tey ñun artisans yi nekkoon ci suñu biir da nga ci gis ñoo xam ne instant yi may toog di wax ak yow sont des chômeurs pour te dire parce que amatuñu place bu ñu liggéeyee parce que place bañ nekkoon seen borom génn nañ parce que dañu yoroon seen borom location seen borom ci location boobu lay dund da leen di génne dugal fa keneen ñoom léegi dañuy obligé amatuñu lu ñu avance ci magasin dañuy dem toogee di taxawaalu donc léegi la toppat seen ginnaaw daan dund ci seen bi ginnaaw ñooñu aussi dañuy tasaaroo te ku xam artisan xam ni mooy le premier employabilité du Sénégal artisan ñun soo tey suñu toogee di wax ni chômage tollul fii ak tollul na fii ginnaaw yàlla artisan yi la loolu ñu war nañ ko xam plan li ñu préparé nag pour jot suñu xaalis ñun daañu wut suñu ay stratégie yoo xamante ni nii bon duñu toog fii di la ko leeral ba mu leer ndax que ñëpp xam fa nga jëm doo fa yegg mais daañu wut suñu stratégie ci li ma wóor te wóor mooy su fekkee bëgg na liggéey ak ñun dey lii dina ci tax xar tànk tubayam muy le nouveau ministre la loolu c'est sûr. léegi kon monsieur Mbaye wax ñu sa mot de la fin comme ça nga mën a lancer waale appel. waaw mais mot de la fin bi mooy jaajëfal leen benn parce que lii aussi c'est très important am na solo parce que ñun aussi dañuy soxla toujours fu ñuy waxee waaw beneen bi tam di wax. loo xamante ni ci ministre bi la jëm ministre bi man li ma koy conseiller mooy que ak di ko wax mooy que moom tant que mi ngi ci secteur bi te créé wul ay industrie na ko wóor ni def fi lu moroomam deful te man jàpp naa ne xëy na bëgg na fee teg loo xamante ni ay moroomam duñ ko fi teg soo génnee fii partout dans les pays des autres pays boo fi dem jóge nañ ci mode bi ñu toll tey nekk ci ay mode industrialisation kon moom foofu laa koy lancer appel man su ma sañoon tey chaque année dina créer 2 industries yoo xamante ni moo leen di accompagner samp leen ba ñu nekk ay industriels voilà maa ngi lay jaajëfal bu baax di kontaan vraiment Bintu. léegi loolu mooy sa remerciement boobu bu dee da nga am ñëw bëgg a remercier maanaam monsieur le président monsieur Guèye moom moo naroon ñëw mais dafa am empêchement. bon remerciement bi dinaa commencer ci président Macky Sall pour vous dire vérité parce que tam teg na ci artisanat loo xamante ni. kenn mus ko fi teg pour dire vérité parce que man du ma xalamal kii que soit bon xëy na nag teg bi ni mu koy tegee mooy problème bi ak loxo yi mu koy teg ak fi mu koy teg ak ceeb da koy teg ba pare du am benn suivi ba fa mu war a yegg du fa yegg ñun loolu rek mooy suñu problème ak moom mais ñun xam nañ ni nit la ku bëgg a développer l'artisanat te moom wóor na ko ni dans tous les pays du monde boo fi dem artisanat moo ko développé. donc kon maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal président Massila aussi di kontaan ci moom parce que suñu président la
ñun ñoo ko naan defal lii defal lii defal lii su toogoon fii léegi ñu ne ko da la dóor da lay dóor même su ko ci leneen di fekk loolu moom c'est sûr et certain ñun noonu la ñuy doxee parce que ñëpp ku ñu ñëw loolu nga ñuy meree da naan waa FEDAP nii lañ mel nii or que ñun dañu am suñu bonne dynamique boo xamante ne moom la ñuy doxee ndax dañu bëgg kenn ba wax la lu nekkul ci dëgg rek lan lay wax ci dëgg la ñuy ànd ak yow ak ku mu mën di doon. di jaajëfal sama gars yi aussi vraiment muy comme finance yor na xaalis ci poosam di trésorier Amadou Ba aussi Dame Loum di jaajëfal ñoom Diadji ñoom Vincent ñoom it ñu nekk ay xale yu jàmbaare wax dëgg yàlla ñu am kii ci organisation bi parce que loo taxaw di ko laaj bala ngay yeggale sax ñoom ñooy génn seen poste teg ko fa sur la table kon ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yow aussi. jërëjëf ñun tamit ñu ngi lay remercier bu baax monsieur Mbaye ci interview bi na xam naa ne jot ñàkk na mais teewul accordé nga ñu ko ñu mën a waxtaan pour mu leer ci bopp ñëpp kon ñi ngi egg ñun tamit ci monsieur trésorier bi ak kii bi am na ñeneen ñu fi nekk ñu mën a jël seen dernier mot ñoom ñooñu. yow tamit ñu xool loo ci bëgg yokk lan nga ci bëgg wax. waaw en fait xanaa ginnaaw bi ñu leen remercier d'abord ci li ngeen di def nii parce que li ñuy wax ne ku la abal fooy waxee ci période yi ñu toll déplacé wu mënoo def lu dul remercier ko di ñaan yàlla tamit en quelque sorte lii fi jaaroon muy événement bii fi jaaroon nii ñu ñaan yàlla bu mu fi amati ndax Sénégal lii olof yi di wax naan benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar jàmm rek ci la lépp mën a xaj jàmm ci la lépp xaj di remercier suñu vice président bi nga xam ne nii moom moo waral interview bi ñuy def nii ñu mun ci def lu dul ay quelques kàddu yu ñu ci war a ajouter ndax moom bu waxee ba pare tegaat ci ay kàddu day xaw a diis trop mais néanmoins ñu lim doon wax noonu par rapport ak artisanat bi ñu xam ne fii ñu nekk nii période yi ñu toll bu ku bëgg a liggéey Sénégal bëgg koo développer di nga wax ak secteur artisanat te loolu nag la ñuy jiima doxal à travers FEDAP ba tax au niveau de la commune département de Pikine ñu taxawal fii loo xam ne nii ñi ngi koy fexe mu nekk national voire régional même sous-régional donc loolu daal la ñu waxoon ne dinañ ko ci jiima yokk di lancer appel tamit à monsieur le président de la République que ni na fexe jàmm gën a doxaat ci dëkk bi parce que jàmm mooy base du développement ci développement nag ku koy wax mënoo koo wax sans l'artisanat ci ñun loolu moo ñu yar ci lañ ya màgg yaru ci di remercier monsieur le président FEDAP monsieur Le Guèye ndax wax dëgg si yàlla sonn na trop ci lii ñun ñi ko dar nga xam ne dem na ba moomatul boppam tey interview moo ko waroon a def mais mi ngi ci beneen programme mu FEDAP ce qui veut dire que loolu mooy wane ne FEDAP ils sont interchangeables monsieur la mi ngi ci beneen wàll di fa liggéey vice président am ñëw ci loolu bu secrétaire général ñëwoon li may wax nii Amadou Ba mën na ko def li may wax nii Diadji mi toog mën na ko def di remercier Vincent mi nga xam ne daanaka relation bi moom moo ko créé ba lii am donc mu doon un jeune mu wóor nañu kon graine bi mi ngi fi ngi ñaan yàlla nag moom ñu fexe jël flambeau bi te jàpp nañ am nañ ci ñoom yaakaar daal madame merci beaucoup yow tamit. merci beaucoup monsieur Loum bu baax ñun tamit ñu ngi lay remercier waa monsieur le trésorier yow tamit boo ci mënee sànni sa quelques kàddu rek. waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu président Omar Mbaye di jaajëfal aussi comme finance Baye Dame Loum di remercier aussi Vincent ak Diadji aussi ndaxte vraiment ay jeunes lañu yoo xam ne ñoom dañoo farlu ci organisation bi daanaka ñoom ñooy def lépp comme ni ko Omar Mbaye waxee wala comme finance waxee ko aussi dañuy ñaax rek suñu autorités yi ñu jàppale artisanat xam nga mu jëm ci kanam puisque bu jëmee ci kanam rek réew mi dina dox te stabilité dina am ci réew mi xam nga man loolu rek laa doon wax pour suñu autorités yi ñu dégg ñu moo xam président de la république moo xam aussi ministre bi la xam nga surtout ministre bi aussi war na jëm comme ni ko Omar Mbaye waxee mu jóg jéem a def ay jéego moom it comme ça mu bañ a yem rek fi ñeneen ñi yemoon loolu tamit ñu ngi leen koy ñaanal mais man aussi sama wàllu maa ngi remercier waa FEDAP yëpp membre FEDAP yëpp ñëpp bàyyi ma kenn moo xam président ba si ñi si mujjee dugg ndaxte ñoom it vraiment dañuy ñëw topp ci dynamique bi nga xam ne moom lañ fi fekkoon moom la président di doxee moom la comme finance di doxee wax na ko sànq ñoom Omar Mbaye mu nekk loo xam ne lu am solo la
xam nga lu am solo la surtout ci département Pikine bi nii vraiment maa ngi remercier waa FEDAB yëpp daal waaw. kon léegi yéen a ko gisandoo yéen ñëpp suñu mbokk internet yi yéen ñëpp déggal noonu ngeen ko waa FEDAB lancé nañ seen appel wax nañ ci seen fédération ñoom ñëpp wax nañ li nga xam ne moo leen naqari depuis Covid 19 ñëw fii ba tey seen secteur nu mu taxawee ñuy ñaan nag seen appel bi ñu lancé mu bañ a dugg ci nopp ku tax na dugg ci nopp yuy dégg te mu jàppale leen ñoom ñëpp ndax Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk ndax fi suñuy maam juddoo suñuy yaay juddoo fi ñun ñu juddoo fi bëgg am lu ñu bàyyi suñuy doom kon nag war nañoo jàppale bu baax a baax ñu ngi leen di tàggu ba beneen interview sur le meilleur de l'audiovisuel Limakom ciao ciao.